salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm ci seen teewaay ci seen émission waar wi tey jii nag waxtaan bi comme ni ngeen ko déggee rek ñoo ngi waxtaan ci benn fànn boo am solo ci li nga xam ne rek moom mooy chaîne agricole bi kooku nag di mbirum ñi nga xam ni ñoo ngi tudd technicien ak travailleur agricole yi nga xam ne ñoom daan di def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ci wàllu mbirum mbay tey jii nag nekk occasion boo xam ni daan leen gën découvrir bu baax a baax ndax ñoom déggoon ngeen leen jamono ji nu génnoon am yoo xam ni daal moom lañ doon wax ci wàllu seen liggéey ni mu demee ak yu demee noonu ak tànqamlu bi nga xam ne itam moom lañ ci tudd ay at ngi nii loolu nekk loo xam ne yëpp tey jii daan ko waxtaane pour nag indi waxtaan boobu tey jii ki nga xam ne moom mooy Mamadou Anglais Diagne te nekk ci force paysanne moom ñëpp xam nañ ko yàgg na ci mbiru mbay depuis jamono yi nga xam ni ay structure yu mag yi ci leen ko tegoon donc li nga xam ni moom mooy phase yooyu yëpp ay techniciens agricoles ak travailleurs yi nekk na loo xam ne moom am na ci xarañ bu baax a baax keneen ki nga xam te mooy invité bi également kooku di Samba Gaye moom mi ngi mooy secrétaire général bu syndicat bi nga xam ne moom tam moo lëkkale ñii di ay travailleurs ak techniciens agricoles yi def naan tuddi ko Sintras voilà léegi nag donc ñoom ñëpp teew nañu ñu leen di gërëm ci seen teewaay Mamadou Anglais Diagne ñu bàyyi la kàddu gi nga nuyu Sud FM ak sunu auditeurs yi. bon asalaamaaleykum. maaleykum mbokki Sénégal yëpp. di nuyoo nag nuyoo boo xam ni dañ ciy jiital kilifa rajo bi ak Maxtaar yow mi nga xam ni yaay def émission bi ak personnel bi yëpp buñ jógee foofu nag sama nuyoo ñetti nuyoo laa koy def ci auditeurs yi nga xam ni si ñoo ngi déglu Sud FM képp koo xam ni féete na ma ci mag maa ngi lay nuyu ku ma ci maaseel maa ngi lay nuyu képp koo xam ne maa la magit maa ngi lay nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ndax bi émission bi commencé ak léegi atum 2020 bi maa ngi doog a ñëw ci émission kon nag di leen ñaanal yàlla atum jàmm 2020 yàlla na dàq at yi nga xam ne ñoo fi jaar yépp te beneen at bu ñëw gën koo neex. amiin di nuyu wàlla monsieur Gaye aussi di leen ziar aussi di leen ñaanal yàlla merci beaucoup. voilà Samba Gaye yow yaay secrétaire général bu Sintras nu bàyyi la ak kàddu gi itam nga nuyu gaa Sud FM ak mbokk auditeurs yi. asalaamaaleykum mbokk Sud FM. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu auditeur Sud FM yëpp ci Sénégal di nuyu kilifa gi nga xam ne moo ko jiite ak sëñ Maxtaar ak ki ma seqal table bi mu de sëñ Diagne di nuyu également sama camarade yi nga xam ne ñoo nekk ministère agriculture muy ay ingénieur ay technicien ay agent technique d'agriculture ay secrétaire ak chauffeurs yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo xam ne ñoo koy liggéey di leen wax ne tey dañ fi teew pour waxtaanee suñuy jafe-jafe. voilà dégg ngeen mbokk auditeurs yi may del soitien di leen fàttali bu fekkee bu ngeen bokk ci émission bi mën ngeen woote ci 88 628 98 98 88 628 98 98 bu fekkee ni am na lu ngeen di laajte wala également bu ngeen def contribution di leen woote foofu rek daa ngeen mën dugg ci émission nu tàmbali émission bi may d'abord ñëw ci monsieur Diagne Anglais Diagne. li ma la bëgg laaj Anglais Diagne waxtaan bi comme ni nga ko waxee tey technicien agricole ak travailleur agricole. loolu ci seen bu mbirum agriculture. duñ delloo gannaaw tuuti. waaw kooku naka la taxawa woon ba tey jii ban lan mooy loolu technicien agricole seen ay yëngu-yëngu lan la ak li leen sës. jërëjëf Maxtaar question bu ma sedd sama xol nga ma posé ndax question bii nga ma posé moo lal mbay de passage maa ngi nuyu honorable député Aliou Dia mi nga xam ne moo jiite suñu kuréel ak képp ku nekk membre force paysanne di dox ci Sénégal gis nga Maxtaar dañu nekkoon
dama dugg ONCAD en 1976 ONCAD am secteur technique waaw ñuy wax chef technique ñu dendale leen nag chef de corps yi chef technique yooyu ay ingénieur lañu ay agent la yoo xam ne si dañ leen a former ñu nekk nag ak baykat yi di gis seen bopp bu baax ci mbay. kaw mooy service technique bi. mooy service technique bi waaw. service technique yi fépp la nekkoon même bi nga xamee ni si sax ONCAD dem na ñu indi Sonacos dafa jëlaat service technique boobu agent agriculture yooyu dañ leen a jëlaat Ablaye Diop da leen a jëlaat dugalaat leen ci biir filière bi xam nga lan la daan seen liggéey. ñoom ñoo lay jiitu ci terrain bi yow baykat bi nga xam ne bëgg ngaa bay ñoo lay jiitu ci terrain bi ñoo lay toppatoo ñooy xool say tool ñooy xool say densité bu mbay mi eggee ñoo lay jiitu ci seko ba ñooy def prélèvement ci lan prélèvement gerte gi pour nga xam poids gerte gi densité bi waaw d'accord gerte gi bu fekkee ne jar na ñu yóbbu ko ci classe boo xam ne si dañuy jiw bu baax la fa la ñu koy teg bu fekkee ni du doon jiw boo xam ne si bu baax la ñu yóbbu ko ca passe écrémé loolu yëpp dina ko amee moo taxoon mbay mi daan dund gu baax gis nga gerte gi bu nu masaan bay ba pare gérant seko bi agent technique bi day ñëw indi poudre teg désherbage balaa ngaa dugal doomu gerte ci seko bi ñoom ñoo koy traité ba seko bi set wecc dara gunóor du fa nekk benn pax du fa am ñoom agent technique yooyu bu nu paree ñu jël saako poudre yi teg ci sa wet yow gérant bi loo jënd ba ngoon jotee da nga ko poudre boo xëyee suba ñu indiwaat dañ la daan wutal manœuvre boo xam ne moo lay poudre sa gerte boo poudree gerte gi ba mu egg commercialisation bi jeex ñu ñëw indi fumigation fumiguer la sa gerte. fumigation mooy lan. waaw dañuy fumiguer gerte gi. mooy lan fumigation mooy lan dafa am bâche yoo xam ne yu woyof la. ñu jël gaz am na gaz boo xam ne si moom la ñuy jël teg ko blanche quantité gerte gi tonnage bi nu mu toll am na taux de gaz boo xam ne war naa dugg ci biir gerte gi téye gerte gi. gaz boobu ñoom lan la ci gerte gi. gaz boobu nag mooy dimbali gerte gi nga xam ne bis boo jëlee gerte gi. ba indi ko ci tool bi di ko bay suuf si da koy yàkkamti ba defar gerte gi bu baax. donc googu gerte googu semence bi la bon. sa gerte semence bi. waaw agent technique yi moom semence rek lañu séq ak ñoom semence bu baax ñu di ko saytu bu baax am nañu seen benn plateau bu ñuy wax damier boobu dañu ko daan indi am nañu balance boo xam ne si ak sio boo xam ne si moom la ñuy xoolee densité gerte gi sio bi bu ñu ko nattee teg ko. bu poids bi excès ci niveau bi ñu toll ci nombre de kilogrammes yi ñu bëgg ñu xam ba xam gerte gi baax na wala gerte gi dañ koy dàq moom la naan classé ak déclassé gerte gu ñu déclassé nag léegi huilerie la jëm gerte gu ñu classé semence la ndax daan nga jox semence de qualité base nga dem bay ko boo ko bayee nawet ba baaxul gerte googu base bi du mën a génn kooku dañ koy déclassé yooyu yëpp nag agent technique yi ñoo ko daan ànd di le suivre nag di dem ba ci tool yi waaw ndax booba bu njëkk ONCAD bi mu fi nekk itam agent technique yi nekk fi danoo jëlaat ay agent de SODEVA yoo xam ne si ñoom itam waa SODEVA ay agent technique lañu ñoom dëkk bu nekk dañ fay dëkkal kenn jox la moto affecté la ci communauté rurale ba nga nekk fa bis boo xëyee da nga xëy ci toolu kenn xool ko gerte dafa mës a am suivi. mais avant ñuy bay seen liggéey lan la woon avant ñuy bay. avant ñuy bay. waaw est-ce que pare tool bi ni ñu koy pare yooyu daal nañ ci intervenir. yooyu yëpp dañ ci intervenir ñoom lépp ñuy intervenir. ba pare dañ leen accompagner woon dafa baax de bu nawet bi masaan di ñëw daanañ leen jox machine ji machine déqi machine mbay loolu lépp côté technique la. ba pare daan leen jox ay sareetu nag am na sareetu fas am na sareetu mbaam am na ku ci nekk la sa doole toll da nga ko daan ko am. di ko liggéeyee. waaw léegi bu fekkee ni def nga loolu ba pare ñoom ñu ànd ak yow bis boo nga xamee ne dem nga ca tool ya ba bay ba pare boobu dañ la daan indil ay xotti saako sisal yi lañ la daan indil nga ñëw jël si ko ci seko bi
dem yóbbu ci sa tool sol sa gerte ba mu egg nga ñëw indi ko indi taaraar bi teg taaraar sa gerte ba mu egg. engrais kenn dogalu. waaw léegi ñu del ñëw si dégg nañ li nga wax ci seen ay liggéey. li soxla woon. waaw technicien ñun baykat yi techniciens yi ñooñu daan dimbali ba rendement yi ñu daan bëgg yëpp ñu di ko am. lu baax ci mbay rek techniciens yi ko may. ñooñu ñoo ko indi ñoom lan ñoo ñu encadré. voilà léegi Samba Gaye léegi ma ñëw yéen ay kuréel techniciens yi ak yooyu si diggante bi tey jii. est-ce que ni mu waxee liggéey bi noonu la daan demee bu njëkk ba yéen tey jii liggéey boobu tey ji nga xam ni moom la daan def bu njëkk ba est-ce que tey ji ba tey noonu ngeen koy defee wala naka mu. waaw jërëjëf sëñ bi Sall dama bëggoon a am lu ma leeral tuuti rek balaa may dugg ci loolu maanaam corps bi maanaam métier technicien dafa am fu ñuy wax ingénieur da ngay def baccalauréat série scientifique def formation juróomi at parce que juróom-benn at la sax parce que année bi yaa ngi ci am 45 jours de congé mois de janvier ba février la mu am beneen niveau boo xam ne bi ñuy wax ingénieur des travaux agricoles bac plus 3 la ñoom itam dañ leen di former. bac bi nga wax bac plus 5 kooku ingénieur la lan la. ingénieur agronome. ingénieur de conception bu tolloog Macky Sall njàng. waaw d'accord ensuite. mu am ingénieur des travaux agricoles koo xam ne kii nii mu ngi ci intermédiaire ba war a topp bu ingénieur bu tracé conception bu nëpp mu war a suivre loolu aussi. loolu aussi ba ñu leen moo suivre liggéey bi. moo xam na lu mu ci suivre maanaam superviser ñoom ñoo nekk ci chef de service départemental yi. ingénieur agronome bi moo nekk ci DRDR yi wala direction nationale. lan mooy liggéey ingénieur agronome bi moom. voilà ingénieur agronome bi njàngam mooy gëstu xóotal ko ba nga xam ne lii nii ndax li ñuy def nii méngoo na ak jamono ndax jamono day dox ku ne xam ne ne gerte gi nga daan ji bu njëkk muy cox fi mu toll nii fu bëri mënatoo ko gis Saalum te moo fa ëppoon ñu indi à 73 indi à 55 indi à leneen ak leneen loolu yëpp ay gëstu moo ko wane ak ay xarala xam li nga xam ne nii jamono moo méngool lii ba ñu mën ko tracé ba mu yegg si foofu. kooku ingénieur agronome bi moo koy def. ñoo koy def. bon après ingénieur tabax projet bi aussi wane ne projet bi buñ ko yóbboo ci bailleurs yi parce que Sénégal amul xaalisu boppam mais wane ne xaalis bailleur bii lii may teg naa ko ci xam-xam wax ak ñoom ci xam-xam bañ nangu ne danañ jox milliards yi wala milliards yi fii lañ bu dee xaalisu Sénégal fii lañ ko war a. projet boobu ban genre projet bi ngay wax. maanaam projet yi dañoo bëri. projet d'appui aux filières agricoles mu ngi ci maanaam projet yi dimbale waat mbay mi projet yi nga xam ne mécanisation lañ jëm maanaam xarala yi nga xam ne nañ lañuy bayee ba nga mécaniser ko projet yi nga xam ne aussi ci wàllu defar suuf carrément parce que suuf si dafa néew doole xam-xam boobu aussi dafa laaj gëstu xam ko bu baax ak yeneen ak yeneen maanaam ingénieur agronome loolu mooy liggéey bu ko jëlee da nga ci am ñeenti pàcc yoo xam ne yii nii ku nekk sa spécialisation da nga koy xam wala juróom nga jël ingénieur des travaux agricoles mu am loolu nga jëm agent technique d'agriculture yi muy wax noonu ñooñu nga xam ne ñoo rodd accompagner gars yi ca tool yi ñi leen di contrôler di suivre ak ñooñu ñëpp ñooñu aussi am njàng la donc loolu moom mooy la corps bi muy juróomi bànqaas ñooñu nag tey dañoo am jafe-jafe bu mag boo xam ne bii nii tey boo demee fa ñuy liggéey. ñooñu ñan ñoo ko si am ndax si te nga ingénieur si te nga technicien ak lan travailleur. ñoo ko am. ñoom ñëpp lu ngay ñaan waxal. parce que man mii donc ñoom ñëpp ñoo ngi si 30. man mii ci laa bokk. ci ingénieur ci laa bokk. oui am na ingénieur des travaux agricoles am na ingénieur agent technique d'agriculture. am na technicien horticole. am na sax chauffeur rek secrétaire ñoom ñëpp ci syndicat bi lañ bokk. mais ñoo ñëpp duñ leen jël rek seppi leen parce que dañoo am li ñuy wax direction régionale de développement rural. am service départemental yi. am li ñuy wax direction nationale yi. amoon bu njëkk ba li ñuy wax CAD CER. nga xam ne ci commune arrondissement bi la daan nekk. ba léegi am nañ fa ay agents yoo xam ne ñu nga fa mais ñi ci ëpp bëri presque dem nañu retraite léegi. mais ñoo ñëpp léegi boo demee tey fi ñuy liggéey sa yaram day daw.
parce que mën naa la woon photo yi suñu bureau ba nga xam ne moo nekk direction régionale de développement rural bi nga xam ne moo teewal ministre bi mooy kilifa képp kuy mbay ci région bi muy ANCAR muy INP muy projet bi war a jaar foo ñëwee foofu nga war a ñëw ministre bu ñëwee ñun lay njëkk a wax fu ngeen toll ñu def contrôle bi def ko ay rapport hebdomadaire yoo xam ne lii la situation bi la programme bi lii lañ ko tëddee nii lañ ko toppee nii lañ ko toppee tey boo demoon foofu tey sa yaram day daw bâtiment ba logement ba nga xam ne foofu la directeur ba nekkoon mënu faa dëkk parce que dafay sen kooku ban gox la région Kaolack bi ma jógee Kaolack d'accord mën naa la sital Kanel mën naa la sital Foundiougne mën naa la sital Fatick mën naa la sital Ziguinchor yooyu yëpp boo fa demee tey sa yaram doy daw Dakar Diourbel nañ Dakar am nañu benn logement bu bees boo xam ne ñu ngi koy sphère de Diamniadio yoo xam ne vraiment bu mucc ayib la yóbbu nañ fa direction nationale yëpp wax dëgg yàlla ñu nekkuñ fi di sànni xeer rek dañuy wax li nga xam ne moo am foofu lu baax lañ fa def lu baax a baax lañ fa def dañoo regrouper direction nationale yëpp boole leen mu nekk benn immeuble ñi xam ne ñuy liggéey ministère bi tiim leen loolu mooy li am Dakar waaye nag li nga xam ne moom mooy niveau opérationnel yi doxal li nga xam ne mooy mbay mi dëgg-dëgg ci région ak département yi boo fa demee sa yaram day daw te nañ mën nag seen agent yi ñoo leen gën a sonn kenn ko ci gis boo gisee tey da nga ko yërëm ndax direction régionale bi nga xam ne bii moo jiite mbay mi benn oto la yam oto ba sax oto bu màggal la service départemental bi benn nit ñoo xam ne sax amatuñu oto am na ci service départemental yoo xam ne sax amuñ suñu service dañ leen a abal ñooñu nag tey boo jëlee nag seen ak payoo nga méngale koog li nga xam ne nii moo am ci système de rémunération des agents de l'État maanaam ni ñuy fayee agent état yi ñoo ci gën a néew la fépp. pourquoi ñu néew la xanaa ñoom duñu agent de l'État. waaw loolu mooy boddi compte gi may wax. man ak duñu agent de l'État. ay agent de l'État la ñoo xam ne nii dañoo jàng am li jàng boo xam ne jàng bu muccee ndax concours ngay def concours boo xam ne bii ni bu saf la du ku nekk koy am parce que ci école nationale yi lañ leen formé. mais quand même ingénieurs yi discrimination boobu ñoom kenn def leen ko. ah man de ci laa bokk. da nga bu wax yow ingénieur tel ak ingénieur tel benn lu muy fayu du nekk benn. ma ne la fi mu toll nii boo gis jëloon fi mu toll nii corps yi administration yëpp. nga xam ne dañuy wax hiérarchie A1 hiérarchie A2 B ak yooyu C. nga méngale fi nga xam ne moo def administration civile. muy préfet muy gouverneur ñu tolloog moom njàng hiérarchie A1. tey boo jëlee indemnité rek mën na fay ñaari ingénieur. indemnité laa war boolewuma ci nag salaire am mën na fay tey ñaari ingénieur nga jël magistrat bu mën na fay ñeenti ingénieur te yéen bac 56 ans ngeen def dañoo bokkoo même ay waaw mais tey nga jël agent technique bi nag 140 000 francs il faut ñu wax ko rek mu leer agent technique bi borom kër nekk ci àll ba yore njabootam nga koy jël 140 000 francs mu war a def liggéey boobu loolu lu daw yaram. kooku kan nag kay fay agent technique bi nga wax. agent technique d'agriculture bi muy wax nii ne. moom ñoo war a topp mbay mi defee nii. loolu lañ leen di fay. traitement boobu jotewul ak méngooloowul ak li nga xam ni moom mooy diplôme moo ko luy demee noonu. méngoowul ak diplôme ndaxte boo jëlee li ñuy wax étude de système de rémunération des agents de l'État étude boobu ba mu paree depuis 2015 la ñu boole ko ci tiroir ñu yëngatuwaat bañ dajale ñu Ngor Jaarama dajale syndicat enseignants yi comme ñoom am nañ doole bëri nañ mën nañ yëngut wax dëgg yàlla am nañ avancement ñooñu tane parce que enseignant léegi boo ko jëlewoon nga méngale ko ingénieur enseignant bi sax moo ëpp payoor ingénieur enseignant laa wax de nga jël nag léegi nag ñooñu bañ tëjee étude bi ñu wane ne ñii lii moom mënatu la dem parce que ci rek ministère fonction publique Mariama Sarr mu ngi toog ko doon modéré atelier bi ba ñu fee moo taxaw carrément ne waxu waruma ko woon a wax waaye tey nag danaa ko wax gis nga lii buñ ci jëmul du jëm buñ ci jotul du jëm kër. parce que lan mooy lii ministère maanaam fayeur gi ñuy jox traitement bi ñuy defee ministère agriculture agent technique ministère agriculture. nga xam ne boo jëlee téeméer bu nekk juróom benn fukki nit yëpp ci mbayum Sénégal ci la ñuy dund. ci lañ yaakaar. ñu gën leen a gën a néewal fay. mu ne lii buñ ci jogul du dox parce que su ñu wax Tunkara rek benn doyen la retraité na moom
wax dëgg rek xam naa ne moo ko taw mu taxaw ne lii buñ ci joxul saafara ko dana jur jàngoro joo xam ne ji kenn du ko mën a toog parce que loolu nag moo tax ne léegi fi mu toll nii ñu ci ko bëri dem nañ retraite génération bu toll ni man maa fa nekk xëy na man peut-être maa ngi ci 10 ans d'expérience wala 13 ans wala 14 ans mais ñu ci bëri 5 ans 3 ans 2 ans lañ commencé te génération boobu taxaw nañ tey fas yéene ne liñ doon defoon dund bu jafe bi ak jafe-jafe yi ñu nekkee fas ñu yéene léegi di ko continuer di ko dundee yëgal nañ ko kilifa yëpp wax nañ leen nag léegi nag lii moom wax dëgg yàlla nit ki boo koy liggéeyloo il faut nga jox ko xam mais li ma la bëgg laaj système de rémunération maa ngi ñëw anglais bi système de rémunération bi nga xam ni dafa bu fekkee am nga dafa am lu si bëgg yokk mën na parce que dama ko bëggoon ko waaye attends ma ñëw ba pare système de rémunération bi nga xam ni moom nañu waxul au niveau de l'administration ba defoon si étude seetoon que war yemale ak yu demee noonu yooyu mais kooku est-ce que wax na yéen seen bos war nañ koy daal di indi méngale ko ak li nga xam ni administration moderne mi léegi moom la laaj ci wàllu payoor yemale ak yu demee noonu. conclusion étude ba loolu la wax document bi. tudd na leen ci boo ñëwee document bi waaw. moom def ne nañ tollale nit ñi. ci seen i garaat. seen i xam-xam seen i man-man. kenn ci ñekk ñu jox ko élève am. donc l'état lu muy nekk. léegi état kay moo ci def. lu mu leen wax moom. ñun de ay dégg yoo xam ne yii nii dañuy wax ne ku dëggin rey. boo gisee lu ñëwul da ngay daw ki fi nekkoon ministre diggoon nañu ba dem joxuñu dara kii tamit wax dëgg yàlla wax nañu ne waaw mais est-ce que affaire boobu ministre bi moo ko war régler waaye moom kese mënu ko def il faut que ministère finance def bokk ci il faut ministère de fonction publique bokk il faut président de la république muy ndey mi liggéey nga xam ne moo ñu jiite ñu ñëpp élève mu vraiment ñu boole ko tëddee njaaxaay ñu ñëpp ñu boole. bon maa ngi dellu soit ci anglais. waaw léegi laaj bi mu la bëgg laaj également xam naa am na loo xam ne yaa ngi doon bëgg mi ngi nekkoon sa xel. waaw waaye laaj bi ma bëgg laaj puisque léegi dégg nga li mu waxee. mi doon waxee yemale bi nga xam ne moom nañu war def. à grade égale ak yu demee noonu yooyu au niveau de l'administration pour mu nekk administration boo xam ni égalitaire et cetera. loolu nee na ñoom kenn appliqué wu leen ko yow mbir moom yow noo ko gisee. waaw le fait que nu beddi ñenn ñi nga xam ne ñoo amee comme réew mi nu leen déedéet yéen fii ngeen da leen di gàttal. waaw Mokhtar dafa am loo xam ni moom moo lënk administration ak privé man on cadre privé la woon. Sonagraine bi ma nekkoon ba 2000 ñu tas ko privé la woon mais agent technique yu administration yi nga xam ni ñoom la ñu tànnee woon. Sonacos bu njëkk ba privé la woon. privé la Sonacos même même privé la. waaw léegi actuellement privé mais am na temps boo xam ne gars yi jëlaat toll temps bi ñu ko jaayee Gilbert temps bu gàtt la mooy diggante Ablaye Wade ak ba Macky Sall foofu la fi Sonacos nekk parce que Ablaye Wade dafa yéeg rek tas Sonagraine. daal di koy jël jaay ko Gilbert yore ko. bi Ablaye bi temps boobu la ñu ko privé alors moo tax Macky Sall. waaw temps boobu bi nga ko jaayee. moo tax Macky Sall billahi des koy ñaanal yàlla. waaw mais attends dafa am lu muy Macky Sall def na lu anglais foofu. waaw attends waaw. temps bi nga xam ne Ablaye Wade dafa ñëw au pouvoir en 2000 yëkkati ko. dafa tas Sonagraine. waaw ma ñëw yëkkati ko daal di que su kii la poussée de la banque mondiale bon yëkkati ko ndax temps boobu sonn na noonu et cetera. donc koo tas sonnuñu woon. waaw attends ma ñëw. waaw te boobu foo dem am na coordination wala am na superviseur. wala am na établissement. waaw attends li ma la bëgg laaj. waaw man it bu fekkee ni temps boobu dafa tas temps boobu la commencé na nga ko commencé donc di ko privatiser. ci la ñu ko commencé privatiser. waaw boobu bu njëkk Ablaye Diop privatisation la woon. boobu ma defoon état bee ko amoon temps Diouf yoroon temps boobu kenn état bee ko yoroon. temps boobu kenn privatisé ko temps boobu état bee ko yore. waaw voilà loolu la ba nag public la woon temps boobu. voilà mi ko c'est vrai léegi nag. Wade moo ñëw daal di indi karo usine ñu daal di. Wade ñëw jaay kër gi ngay wax. bi mu ñëwee jaay kër gi. oui ak Macky Sall toog xam ni lii patrimoine Sénégal la Sénégal yëpp ciy gis seen bopp Macky Sall delloowaat remboursé waat waa ji jëlaat ko indiwaat ko. moom ñaata lañ ko remboursé. xaw ma mais fayaat na ko ba nanguwaat Sonacos ñu tudde ko Sonacos SA kon xam nga ni kooku Macky Sall mii ku jar a ñaanal la. ah waaw mais sama temps bi nga Abdoulaye Macky Sall mi ngi ci woon de. Macky Sall moo nekkoon premier ministre. Macky Sall nekkoon premier ministre wante Macky Sall bi mu ñëwee bu fekkoon woon doon woon dimbali mbaykat yi kon xam nga lu muy def day bàyyi noonu mu continue mais dafa xam ni lii mooy sunu alal ñun baykat yi ñun lii rek luñ gëm
moom doon am mu delloosil ñu ko bi mu ñu ko delloosil nag fekk na perte nañ lu bëree bëree bëri ci 12 ans yi Ablaye Wade yi kër yi jaay nañ leen liquidation jaay kër yi Sonacos yi liquidation jaay nañ leen oto ya jaay nañ leen Macky reprendre na ko wala mais Macky bi mu reprendre kër gi siège bi lañ fi bàyyi parce que booba fekk na bi Gilbert ñëwee dafa jënd bi mu jëndee kër gi danoo privatiser léegi nag liquidation ñëw jël matériel bi jaay nañu lépp mun amatul dara Linguère amoon na supervision Louga supervision Diourbel chef d'établissement lan mooy supervision mooy superviseur lay doon yilif département bi commune yëpp mu am bu ci nekk am contrôleur payeur ñu identifier tous les paysans fu baykat nekk ci àll bi tu es identifié xam nan la xam nañ sa kër xam nañ sa capacité xam nañ la nga mën a bay mais réew mi dafa tegu woon ci yoon baykat bi di ci gis boppam bu soxlaa poudre ñëw ci service ba supervision ba bu soxlaa engrais ñëw ci service ba bu soxlaa jiwu ñëw ci service ba bu soxlaa ay xotti saaku pour def gerte ñëw ci service ba léegi moom yooyu jeex na takk ñii nag dañ ci daan recruter privé yi dañ daan dem ci état bi recruter ci mën naa la cee citer ay ingénieur agronome yoo xam ni agriculture la ñu nekkoon di liggéey ñu jële leen fa indi leen Sonacos ñii ñoo xam ne si bi ñu leen indee Sonacos ñu jël yore encadrement Sonacos jël seen i ay agent technique formé leen jox leen ay moto ñoom ñëpp ñu nekk ci àll bi nekk sur le terrain Matar gis nga filière bii des koy sécuriser filière bi bu amul sécurisation filière bi du dem mukk te bool ci national nag waaw gis nga ñii kenn wër leen a sàggane ndax ñoo yor xam-xam bi ñoo jàng mbay mi fekk baykat bi nga xam ne si moom ëllëg rek tey ji war nañ ñoo yóbbu ba ñuy yóbbu tracteur yi ci taal àll bi kenn ko ci nekk di yóbbu sa tool tracteur te ñoom ñii ñooñu ko mën a jàpp moo ñooñu ko mën a defal suñu doom yii jàngi ba nga am diplôme fekkoon seen bàyyi ci ëllëg ak gopp ak jala ak machine déq ak machine ji kooku ñoom ñii ñooñu mënoon a moderniser mais nag bi ñu roppee bi ñu leen repiler génnee leen joxatuñ leen moyen delloo leen ginnaaw mais àll bi dootul mën a moderne waaw ndax bi ñu ñëwee ONCAD moo yoroon dugub ji moo yoroon ceeb bi moo yoroon gerte gi moo yoroon seko moo yoroon ñëpp ko pratiquement waaw bi ñu ko tasee nag sax Abdou Diouf li mu def dafa rafet Abdou Diouf da koo tas ba pare woo ay borom yi xam-xam ni leen tëggal leen ma commercialisation daal di woo ay borom xam-xam ni leen tëggal leen ma semence ñuy defar waaw ci la Sonacos juddu léegi bu Sonar ñëwee yore semence bi ñaari at semence Sonar doxal rek ba ko ñetteelu at ba mu boole lépp mu jël siwaat mel ne ONCAD te ñëwaat mu nekk Sonacos nag yore commercialisation yore semence ak Sonagraine ñu recruter waat nag agent yi ñu bari ay agent ONCAD yoo xam ni foofu la ñu mujjee jël seen retraite contrôleur payeur yi ay agent ONCAD la ñu woon dañ leen recruter indi leen Sonacos waa 10e dañ leen recruter indi leen Sonacos ñoo daan semence certifiée bii ak semence de base bi ak arachide de bouche ñoo ngi ko daan contrôler bu nu masaan xolli gerte gi ba pare tànn ko di ko en sachet di ko war a jaay bitim réew ñoom ñoo daan taxaw di saytu gerte gi. mais kooku gisam mi ngi koy def ba tey wala amatul. wala amatul léegi décortiquage boo décortiquer rek ma nga jëm huilerie arachide de bouche li ci Sonacos di def ak as néew Louga dong nga fa yore usine tànn gerte nga xam dañ tànnee ba pare defar léeg-léeg bu bailleur ñëwee nag jënd si foofu ndax bu njëkk wax dëgg yàlla kenn musta xam importer gerte exporter gerte kenn musu koo xam. loolu la waaw kenn daaw. kenn musu koo xam daawuñu exporter. mais parce que gerte gi ay agent technique ko yore gérer ko moom normal bu ma soxlaa gerte man bu fekkee ni man borom xaalis laa ma soxla gerte bu dee France la
damay départ France ñëw wàcc daal di laajte directeur Sonacos ñu ne ma nga bureau ma dem fekk ci bureau ni ko tant de tonnes de gerte laa bëgg directeur Sonacos jaay la. waaw mais amoon na quelques marabouts yu daan exporté. marabout yi daan exporté. ay Gambie ñaar dong lañ ci gënoon a xam. ki ci gënoon a ràññeeku ci Touba muy Sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. waaw koñ. moom musta jaay production. parce que dafa amoon partenaire à l'extérieur. gis nga gerte. moo yóbbu woon raay bi ba raay bi dugg biir port. loolu moom am na. gis nga gerte. moo yóbbu gerte li ci wagon yi ak saxaar yi daan transporté ci la transporteur yëpp jekke transporteur yi ngay gis nii léegi camions yi ñuy yore ku ci nekk boo masaan def sa campagne yu gerte ba pare dootoo soxla sax liggéeyaat da ngay tëj say oto ba campagne ubbiwaat nga liggéeyaat gerte dafa yoroon doole joo xam ne si. macha allah léegi nag transporteurs yi nga xam ne moom agent technique yi gisatuñu si dara. luñ ciy gis. boobu ma des sax ci di fàttaliku mbokki auditeurs yi yéen topp seen émission waar wi tey jii ñu ngi waxtaane li nga xam ni mooy conditions yi techniciens yi ak travailleurs agricoles yi nekkee gis ngeen fi nu nekk léegi ñoo ngi doon seet bu njëkk ba seen liggéey naka la woon ak appui bi nga xam ne amoon nañ ko ci wàllu mbay mi ak léegi nasaxaay bi nga xam ne at yi am remarqué nañ ci ba fi nga xam ni tey jii fa lu nu nekk loolu waral sax tey jii ñoom daal nen nu dootul noonu te bëggatuñu mu nekk noonu ci wàllu yëpp nag wàllu jumtukaay wàllu payoor rek yëpp loolu mooy tey jii waxtaan bi ma leen di fàttali bu fekkee ni bu ngeen bokk mën ngeen woote 88 628 98 98 di leen fa woote ngeen joxe seen xalaat wala bu fekkee ne am ngeen contribution yéen bëgg joxe également ma dellu soit ci Samba Gueye bi nga xam ne moom mooy seen secrétaire général bu Centras bi ëmb travailleurs yi ak techniciens yi waaw Samba léegi ñoo ngi woon ci affaire traitement salarial yi moom lañ doon wax ak gannaaw bi nga xamee ne léegi ministère dafa war yemale te kooku yéen a ngi wax ngeen ni loolu yembagul tey ji ba seen wàll waaw est-ce que yéen laajte ngeen je ne sais pas ministère des finances de l'économie lu leen wax exactement lan moo tax ba mënagul yemb dafa amul xaalis wala c'est pas pour aujourd'hui wala pour kañ la. waaw xam nga ñun syndicat lañ boo xam ne bii dañu nekk ci benn ministère muy suñu kilifa muy ministère agriculture. kon suñu première doléance suñu première jafe-jafe suñu ministre lañ koy wax. jébbal ko ne ko léeg-léeg lii lañ soxla maanaam soxla nañ indemnité de logement. parce que agent yi ci ëpp bëri léegi dañ leen affecté fañ dëkk. te pourtant agent de l'État boo war a wax ne dana war a fu nga dëkk rek nga war a ci réew mi rek war a parce que amuñ fu ñu dëkk. boo jëlee 220 000 francs yi nga xam ne moom la ñuy fay ingénieur. mu jël ci benn appartement 75 000 francs appartement bu dee. di dépasser 5 000 francs par weer buy borom kër. muy 200 000 francs yi. bon yéen kenn leen jox logement bi fonction. léegi amuñu fonction léegi nga jël nag nga war a sa xale yi war a jàng nga war a fay ndox. war a fay électricité. war a dem liggéey wala dox say soxla. même tuuti rek dafa am ku nekk si ligne bi. salaamaaleykum mbokk mi allo. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Makhtar Sall Cheikh Ndiaye Bombali. Cheikh Ndiaye ñoo ngi lay déglu. waaw ñoo ngi leen di siyaare baax a baax. ñu lay delloo ziar. di siyaare bokk yi ne foofu yëpp. waaw da xam ni waxtaan yi nag ñoo ngi ko doon teewlu. waaye loolu ñu waxan ci njëlbeen rek ñoom moom la ñuy dund. may xalaat ni ñoom dafa war daal ci ne waxtaan wi wér war na ci léegi ñoom loolu yi war a mën a doxal seen liggéey mënees na leen koo defal. ñu continuer liggéey bi su dee mëneesu ko nag ñu xam ni liggéey boobu liggéey bu yàqu la. ndax li ma la mën a waxal mooy bay boo ñu wax ni ñun baykat yi daanañ wax na Senghor da doon puudar baykat yi waaye dama la waxal rek tey jii buñ fi delloo si woon ñu indi carte boo xam ni ñuy puudar ñoo fa ne ak weneen carte ñu doon puudar la ñuy wateel. ndax ñun lan yëgal Senghor suñ bopp ñun ñuy bay yëgatuñu ko. gis nga jamonoy Senghor te lay sedewaal ci boppam danaa ñëw ba sa tool yor sa AC toujours mu ànd ak yow sa nji ma ba sa mbay ma ba sa formation ko ba sa lépp kooka tey bu defee situation ni ministre bi tel ñor na bu boobaa mënees na koo nangu ndax kooka xam na lu ñor ci àll bi waaye dippi Senghor ak léegi benn tool boo xamante ni fokk ngaa gis benn agent boo xamante ni da nga ni agent bii ñëwoon na sama tool oto bee sax oto bu jógee ci gouvernement bi la muy lii sa tool yi mënatul am man loolu moo tax ministre yi fii yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi leen di defar rapport naa leen xam naa nangam ñor na ne la wóor ni rapport yi sax rek la ndax rapport boo xamante ne ka koy defar du benn bureau loolu ministre bi bu dee loolu rek sax mën na koy defal boppam
kon léegi li ci war mooy nañ leen di dooleel buñ leen dooleelee ñoom itam liñ war a gisee ñu jub ko di dem ci nit ñi di mën a xam li nga xamante ni moom la nit ñi dund di saytu gàncax gi man daaw fii sama gerte gi bi mu dee ñoo ngi sant ministre bu baax am nag yëg trop ci ñun baykat yi ndax bi ma ko message wax ko wan ko gerte gi déeg yooyu fii ba ngaan na la yebale benn service DPV bu xam ne ñëw Bombali commune rurale de Taïf bi ñu ñëwee seet gerte gi yenn fa poudre ba sa ngoon ñu jël ci sax wi nga xamante ni mooy rey gerte wi yóbbu ko échantillon ba bër ci déen bi ma dajee ñoom Saalum laaj naa leen ñu ni ñoom étudié nañ sax wi ba xam ni lan la loolaa tam ñoom wuru wane ñu toog ci seen di woo wala dara ndax man jómbul moyen boobu ma mën a am ak relation ba mën a am ba mën a woote bari na fi ñu nekk ñoo xamante ni ñu ngay jàmbat seeni tool te mënuñoo am loola kon gouvernement bi léegi mbay mi luñ wax na ko soxal ñoral ko mu dimbali ñu ci ndax wax dëgg yàlla ñun sonn nañ te ñun ñi nga xamante ni ñooy bay benn baykat boo xamante ni da ngay bay rek amoo yenn li jënd yooyu def wala loo xamante ni comme ni ñu joxe ji waaye gurëbëgtee rek yooyu ñu def la ci saa soo bayee da ngay dellu ginnaaw waaye doo jëm kanam ba fi ne buñ la waxee ni la àll bi am na ci ñoo xam ne machine bi képp amuñu ko dañ koy luyee 25 000 mbaa ñu digee bërigu pepp ñu soog leen a joxum machine ñu bay ñu ji ci ba ji ni buur ñu delloo ko loolu ku la ko wax ci jamono ji sax da nga koy weddi ten naa ay presque rek lu nee ngi fi mais fi ne am na ñoo xam ne machine doon bayee képp amaguñu ko wala mbaam la ñuy bayee nii mbaam képp amaguñu ko dañu fay ñu jiyeen leen fay ñu defal leen lépp kon loolu bu dee ministre bi bëgg na mbay mi jëm kanam na ci gën a jàpp te gën a jàppale agent yooyu buñ leen jàppalee li nga xamante ni moom lañ war a def ñu koy def te bañ a toog ci bureau yi waaw mbay mi moom dafa war loo xamante ni luñ war a jàppale ndax loo xam ne buñ nee 70% ñoo ciy dund loola wax dëgg yàlla warees na cee jàppale lam jaral laaj ci matuwaay lépp ñu defal na ko ñoo ngi leen di sant nag ndax Sud FM moom wax dëgg yàlla ra loo xamante ni ubbil leen ko ñëpp képp koo xamante ne am nga njàmbat ak nu mu mën a demee rek boo ñëwee mën nga fee wax sa soxla ñoo ngi leen di sant bu baax tey ñaan ministère bi mu jàppale leen ci loolu yi ndax man kat defe naa wax dëgg yàlla yoon yi naaw yoonu liggéey la nan ko ci bàyyi nag ba ñam ba déwén ba xam jërëjëf ñoo ngi leen di sant bu baax jërëjëf Cheikh Ndiaye Bambali ñu del soit ci plateau bi Samba Gueye ñoo ngi nekkoon ci affaire traitement salarial li nga doon wax mais kii li mu wax léegi nii def naa war nga ci am xalaat ndax wax na benn wax boo xam ni wane na avant ni nga xam ni noonu la AGEL daan jàppale waaye mais yéen tey yi waaw yéen itam da ngeen dese tool yi même du fekkee sax xanaa solde bi demeewul noonu mais liggéey technique bi ko kañ xanaa war ngeen góorgóorlu def ko même ay du fekkee sax moyen rudimentaire la démb rek laa koy jógee ci àll bi mun nañu woo ki ñu wax maire Ndramé Escale nekk CNCR bokk Asprodep waaw démb maa moom ñeyandu ci àll bi suñu agents yi ñu ngi ci àll bi di prélever semence yi mais ñooñu tey bu ñeendoo ci àll bi ba ngoon jot mbuusu ndox bu ñu naan sax ñoo koy jëndal seen bopp mais normal du ñoo ngi leen maa ngi ñëw rek loolu nga daj ko ci àll bi ñëw ñu fay la fayal gu tuggee noonu fayal gu tey boo ko jëlee le 5 mu jeex parce que lem nga ba mu jeex dégg nga feebar ci àll bi da ngay leb rek pour ñu loo fajoo ji moyens yi non attends doo feebare mën leen dem ci comme gars yi fonctionnaire yi ñuy def waaw loolu yëpp nag maye ñu faju ba pare ensuite on va voir fin du mois retiré kàddu yu demee noonu li ñuy wax IPM ak yooyu waaw xanaa dootu nañ leen bon foog ingénieur la wala ingénieur bokk ci ay affaire fonctionnaire yu demee noonu waaw xam nga léegi sax am na lu ma bëggoon a leeral tuuti sëñ Diagne maanaam étude bi boole wuñ ci sax agence yi ak entreprise état yi nga xam ne yi nii ñoom sax seen fayoor sax moo gën a tane ñi nga xam ne ñi agent état lañ carrément di nga li ñuy wax IPM foofu laa doon dugg maanaam bu dem faju ñu woyafal ak yooyu yëpp